si jamonoy état d'urgence bi si Touba ak si mboolem réew mi li ñu gën a nemmeeku sax mooy police guddi gi ak koor ya mu àndal dinañu amal ay patrouille ngir ñu respecter couvre-feu bi waaye nag lu bees dañ kase nemmeekuwaat ndaxte ginnaaw bi ñu tourné guddi gi yëpp dañuy amal tamit sensibilisation si bëccëg bi lii nag poste de police bu Guy Mbind ñoo ko amal si Touba mu doon nag lu bees ñoom nag seen génn bu njëkk ñi ngi taamu garage yi mu doon garage interurbain garage taxi garage charrette muy mbaam wala fas fépp daal dem nañ fa ngir sensibiliser chauffeurs si seen première sortie ñoo ngi ñëw ci garage Daara bi nga xamante ni moo polarisé gox yi muy desservir di Daara Jolof ak gox yi ko wër Louga ba Fouta ba ci Ferlo bi ba Saint-Louis sax fii nag bi nu ñëwee fekk nañu garage bi tëj na waaye nag chauffeurs si tàmm nañu ñëw xëy si toog ba seen waxtu ñibbi ñu ñibbi bi commandant ñëwee bett leen ci wàllu sensibilisation bi la mu njëkk constaté mooy laaj leen matériel ak produits sanitaires. xëy na dañ leen bett mais bu gisee ñu bett leen. parce que ñu ngi ci fukki fan ak lu topp ci couvre-feu bi mais couvre liggéey bi sensibilisation bi du guddi bi kese bëccëg bi ci la bokk te gaaru ceer yi suñu njaboot lañu moo tax ñu ni nañ ñëw ziar si leen xool ndax mesures yi d'hygiène yi yéen a ngi koy respecté wala. li ma jëkk a constaté mooy ci bunt bi mënoon nga fa def benn bërigo def fa eau de javel def fa madaar. dafa beneen siwo ku ñëw raxasu donc constaté naa ni déjà loolu amul te loolu waroon na mën a am parce que garage bi yaakaar naa bokk na ci garage yi gën a mag ci Touba. autour aussi ci biir gis naa ne amul aussi beneen dispositif sanitaire bu ngeen teg xëy na oto yi barewuñu wala oto yi yabuñu loolu aussi lu rafet la loolu cër la waaye aussi dañ leen di wax ni leen nit ñi ñëw di dem même seen biir oto bu ngeen mënee am gel. ngeen def ko fa maanaam passager bu ñëw ça ne vous coûte rien 800 francs wala nangam sangam wala 3000 et quelque passager bu ñëw mu raxasu ci wala mu diwu ci ngeen pàccalak mu diwu ko ci wala yéen seen bopp ngeen diwu ko ci te it feebar bi gis nañ ni ñiy demalante beeg dikkalante bi moo koy wasaare donc ñun ñi nga xam ne si ñooy demalante ak dikkalante bi war nañ xool yan tànk lañ ciy taxawee parce que xeex la. chauffeur si ñoom it jël ak gis manquement yooyu fa seen kanok soowee. bay sëfër leen kenn ku ne sa oto yaa ngi ko gaaree fi nga ko gaaree demoo dikkoo mais ndox yu bëri ki dem boo njaay rek la jeex mais fii leen defal ndox ak ay bidon ku ñëw raxasu mais bi ndem ba xam ne léegi amatul ay passager kenn waxatul kenn defatul dara noonu boobu léegi fa la ndox ma jeex ca la ndox ma jeex ca la ndox ma jeex dafa war a continuer ndax li ma fi gis au moins mën na fukk ak juróom te ay sàmbe nag ay mbayeen dong fi ne. seen liggéey rafetlu nañ ko heure bu ne bu nit ñi reeree jullee timis tëdd yéen ngeen fanaan ci mbedd yi ba set kon loolu la dañ leen ci sant di leen ci gërëm di ñaan yàlla mi nga xamante ni nag moo wàcc jàngoro ji te moom dong moo am saafaraal yàlla nañu ko yàlla saafaraal ndax métti na waaye nag buñ ko nettalee rek loo waay nettali mu jig la kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di sant commissaire Faye moom it taxawaayam rafet na trop macha allah lépp nag loo xamante ni soxla ngeen ko si liggéey bi sax ñun ñu ñëw ànd ko ak yéen ñi ngi sàkku si ngeen teg ñu ko bu laajee oto yu ngeen manqué soxla ko taalal nañ leen suñu loxo pour ñu wut oto ak ànd ak yéen si liggéey bi ba keroog yàlla di ko jeexal. beneen garage moo ngi nii di garage yu taxi si lu sorewul garage Daaru fii mooy rond point bi nga xamante ni mu jëm Ndindi ba tey ñoo ngi si seen zone de compétence fii nag fekk nañ fii ay chauffeuru taxi yu toog di xaar si bëccëg bi midi di jot toujours commandant li ko itteel mooy sensibiliser ngir ñu jël matukaay yi ndax jàpp na ni feebar bi mën naa jaar si dem bi ak dikk bi. metti na amatul waaye bi ma agsee ci boor bi gisuma fi siwo gisuma fi madaar anamu ci roq ba très bien yéen daan bi wàcc na leen parce que ne ma def ni dama leen doon daan ça c'est lii dafa rafet ñu ñëw fekk fi au moins am na mesure d'hygiène yoo xam ne jël ngeen ko def fi ndox def fi eau de javel def fi madaar nit ñi di ko raxasoo même ku romb sax xelam nekk ci sax mu raxasu dafa rafet vraiment kontaan naa déjà li gars yi naan jàpp ngeen ci xeex bi parce que xeex bi xeexu ñëpp la donc nag jëkk dóor bi mooy lan ñëw toog ak yéen waxtaan ak yéen xamal leen lu bare expliquer leen mesure d'hygiène yi ngeen mën ko jël mais alhamdulilah comme yéen am ngeen loolu sant yàlla baax seen biiri otoot man ngeen jël ay gel tekk fa ku ñëw diw ku ñëw raxasu yenn rassemblement yi nga xam ne amul njëriñ nit ñi nga xam ne garage yi dañuy dem di taxawaal amu fa njëriñ amul njëriñ
nañ ko éviter donc loolu laa amoon ci lu ñu leen di sensibiliser ci lu ñu leen di jottali commissaire bi Moussa Faye vraiment moo ñu jox autorisation bi ak suñu kilifa yëpp pour ñu xeex donc nag loolu tax rek ñu ñëw fi waxtaan ak yéen ànd ak staff bi. di rafetlu seen taxawaay ak seen liggéey bu rafet bi ñuy liggéey ci Touba Guy Mbind yëpp wax dëgg yàlla gis nañu ko ñun nag bi ñu déggee couvre-feu ba léegi bi ñu déggee coronavirus ba léegi ñu ngi def suñu kéem kàttan ñu ngi góorgóorlu ndax fii gaz taxi la waaye wut nañu suñu eau de javel ak suñu madaar ak suñu ndox mu sell. comme président de la République génn ay mesures wax na li mu war a wax jaarale ko fi mu ko war a jaarale na sëfoor si am fulla ak dégg-dégg te am fulla ak fari seen bopp te def li leen wax gaare comme li musu fee am te lu am loo xam ne nii buy ñëw xamu ni mu ñëwee loo xam ne amul ay tànk amul ay laaf amul ay bët amul ay nopp muy déggee lu ñu moytu la nanu gaare oto yi te toog te déglu loolu mooy li nga xam moom moo war képp koo xam ne jaar nga fa war a jaar wala nga def loo xam ne waroo ko def bu la yoon jàppee li yoon santaane na ko def ci yow nanu gaare du na war a gaare. sensibilisation bi yóbbu commandant Diakhaté ak équipe am si beneen garage di garage urbain garage bi nag bokk na si bi gën a mag moo ngi si gare bu ndaw di desservir gox ak gox passager yi fekk na leen fii ñu tàmbalee yéeg waaye nag constat bi commandant Diakhaté njëkk def mooy ñu respecter distance bi mesures yi si wàllu cet gi. waaw déjà gis ngeen biir oto bi donc dañ doon yeb ba mu fees mais léegi gis nga au minimum matuñu sax fukki nit yuy nekk ci biir oto bi donc loolu déjà c'est honorable kontaan nañ ci loolu. par ailleurs xam naa ne gisuma fii aussi siwo président amul siwo wala bërigo boo xam ne te ngeen ko fi bu am eau de javel wala kotol wala madaar pour nit ñi di raxasu. ak dajaloo bi xale yi ñu fi gise xale yi donc loolu aussi bokk na lii propagé feebar bi donc loolu yéen njiit yi yéenay xeex loolu fii waroon na am benn bërigo bu fi ne boo xam ne si day am ndox am madaar. mesure yi ci oto yi yàpp wàllum yàpp. non kooku moom respecté nañ ko moom kooku moom bañ nañ ko ba coxeur bii nekk fii da koy contrôler coxeur bii nekk corniche da koy contrôler bu ko romboo itam bu fekkee am nañ benn bu ñu signalé dañuy wax autorité yi ci kanam ñu jàpp oto boobu kooku moom ñu ngi koy respecté bu baax a baax. li nga xam ne mooy madaar wala ndox wàllum raxasu fii dafa mel ne nemmeeku ko fi gisuñu ko fi lan moo tax loolu. waaw loolu moom xëy na njuumte la mais bu soobee yàlla bu ngeen fi jógee fii danañ ci taxaw. ginnaaw bi beneen étape di garage gare bu ndaw toujours même digle yi. kontaan nañu donc lii lañ ci soxla nit buy xeex ak koo xam ne si xamoo dooleem fu mu dem wala xamoo doole nu mu yem da ngay teel a jóg bi nag mesure yi ci la bokk jël lii ci la bokk passager yi ñiy dugg ci oto yi ñëw raxasu ñiy dem ñiy romb ñëw raxasu yaa na nga dégg yéen tamit yéen chauffeur yi ngeen raxasu même jënd jël bàyyi seen biir oto boo toogee ba sa yàgg ndax xaalis bi ngeen di wecceekoo yooyu bokk na aussi ci liy jàllale feebar bi gis nañ ne transport bi mooy jéggi mooy yóbbu feebar bi dëkk ak dëkk wala réew ak réew donc nag moo tax ñu ni tey nañ dox si ci biir garage yi waxtaan ak chauffeur si waxtaan ak ñoom pour au moins ñoom it ñu respecter mesure d'hygiène yi. chef de garage fii Touba gare bu ndaw comme noonu commandant waxee rek dëgg la ñun jël nañ suñu matuwaay bu baax a baax teg bërigo booy nga xam ne mooy am ndoxu bu ànd ak omo beeg ak madaar beeg lépp loolu moom lañ ci def ak eau de javel bi di ci raxas ko set bi ci wax dëgg yàlla. Allo Dakar yooyu mu waxee tamit nag fii garage bi bari na ci ay chauffeurs yoo xam ne ay Allo Dakar la yoroon mais dañoo am carte de groupement am adra ci garage bi ba déggee tere boobu ba léegi ñi ngi toog fii ci garage bi demuñu fenn wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñi ngi boo xoolee ruq bi yëpp ay oto la ñu ngi toog fii demuñu. bi ñu fi bàyyeekoo nag dem seeti borom charrette yi xam ngeen ni fii garage bu mag la charrette yi fi nekk dinañ desservir gox yu bari si biir Touba ay téeméeri charrette ñoo fiy xëy saxetu fas ak mbaam moom commandant li mu njëkk nemmeeku mooy amul benn jumtukaayu set. aussi suñu secteur la bokk ñu ñëw fi aussi pour sensibiliser fii nag dafa am bu ngeen ko gisee garage yu charrette yi la yi ëpp doole fii ci Touba ak garage yu oto yi donc loolu moo fi ne ñu ne dañuy ñëw aussi sensibiliser mais biñ ñëwee aussi wër nañ fu ne jaar nañ fu ne dugg nañ fu ne mais gisuñu fenn foo xam ni nit ñi teg nañ fa paan wala bërigo wala dara def ci gel wala def ci eau de javel wala def ci madaar pour raxasu constat boobu def naa ko donc muy mesure boo xam ne ñoom échappé nañ leen. nit ñi dañ fiy dajaloo la oto yi warul fees charrette yi warul fees charrette yi boo defee 4 fii def 3 fii 3 fële déjà rek doy na comme nii mais bu charrette yi feesee rek day ëpp oto yi aussi bu ñu feesee mesure la boo xam ne day ëpp donc war nañ ko mën a respecter loolu tax tey ñu ne woon nañ ñëw sensibiliser leen
yéen président yi ga charrette yi comme oto yi ngeen wut ay paan wut ay siwa def ci ndox pour nit ñi mën ci di raxasu ak madar ak eau de javel nit ñi mën ci raxasu mais aussi bu ngeen mënee jënd gel def ci seen biir oto yi parce que feebar bi lu am la lu sonal nit ñi la donc prévention bi ñëw waxtaan ak yéen ngeen comprendre loolu moo ñu ciy jógal moo ñu soxal moo tax tey ñu ñëw fi. ndax li muy dox lu mat a dox la waaw moytu wet loolu ba tey ñu ngi ci moom ñu ngi moytu waaw ndax oto yi li ñu war a yeb léegi yóbbuñu genn wàll gi sax waaw ndax oto bu ci ne ban bu ci ne 5 lay def yaa ngi dégg oto bi war naa yeb lu war a mat 25 wala mu kii léegi nag dañ ñoo limité léegi ne léegi ban bi 5 bi 5 mu nekk 10 personnes. 8e garage bi ñu dem mooy corniche Serigne Modou Boussa Dieng fii tamit garage taxi bu mag moo ngi fii waaye ñoom mën nañu jàpp ni doon nañu ay transporteur modèle ndax lépp luy matukaay jël nañ ko fii moom liggéey bi yomb na fii. biñ ñëwee nag fekk nañ fii ñoom ñi ngi jël seen i matuwaay yu mat waaw ndax kilifa gi seen président moom du leen bàyyi ñuy def naka su dul noonu gis ngeen bërigo baa ngi ni suñ ginnaaw ku ñëw gaare sa oto di nga wàcc dem jël say précaution def liñ la wax daal. fekk na gaa sax ñu ne ci loolu ndax garage bi def naa ne yàgg na comme li ko Malick Ndiaye waxee di sëñ Modou Boussa Dieng borom kër gi moo ñu joxoon ndigal ñu nekk fi biñ fi nekkat mu ne may comme yaay mag nga jiite leen ci kaw loolu nag xale yi wax dëgg yàlla déggal nañ ma. diirub ay waxtu ñu ànd ak équipe bu police bu Guy Mbind ngir sensibilisation ci garage yi nga xamante ni moo nekk seen zone de compétence doon nag liggéey bi nga xamante ni amal nañ ko ci waxtaan saafonte digganteem ak transporteurs yi ñu déglu ko manquement yi ñu jéem koo fànk su ko defee ñu ànd xeex li nga xamante ni mooy coronavirus commandant nag ñëw ci conclusion yi. ñu waxtaan ci muy loolu aussi ci sensibilisation bu gën a rafet ci la bokk mooy dem ci gaaru ceer yi. ñi nga xam si ñoo nekk suñu secteur garage Daara Jolof dem corniche Sëñ Modou dem gaar bu ndaw dugg ci biir ak Mbàkke Baari yi donc gis ngeen fu ci ne dem nañ fa waxtaan ak kilifa ya fa ne am na ñoo xam ni jëloon nañ mesure d'hygiène yi commencé woon nañ ko respecté am na ñoo xam ni dañu xaw a bàyyeeku donc nag ñu ñaaxaat leen waxtaan ak ñoom xamal leen ni lii ak nii ak nii la ñu war a defee que war nañu am ay gel war nañu am eau de javel war nañu am madar ak saabu teg ci biti wala ci buntu garage yeeg yooyu pour au moins nit ñi bu ñëwee raxasu par ailleurs aussi seen biir oto yi mën nañ ko désinfecter wut ay gel aussi di raxasu di diwu loolu aussi kon lu baax la donc biñ ci waxtaan ak ñoom it ñu rafetlu ko vraiment muy doon programme boo xam ne vraiment macha allah loolu lépp dafa bokk ci aar ak waajal li nga xam ne si mooy feebar bi coronavirus bi bañ mu propagé wu ci biir dëkk parce que gis nañ ni ci cadre transport ci la nit ñi di yóbboo dëkk ak dëkk wala réew ak réew feebar bi donc ñu ni kon nañ dem ci transport bi tey waxtaan ak ñoom parce que service bi du guddi kese bëccëg bi la sensibilisation bi guddi gi d'accord ci la bokk mais bëccëg bi am na ci solo ñu dem ci borom charrette yi dem ci borom oto yi waxtaan ak ñoom it ñu rafetlu ko ku ci ne xam naa ne aussi dinañ ci taxaw te duñ bàyyi parce que buñ toogaatee ba ci kanam dinañ jéem a xoolaat ndax ñun liñ leen wax ñoo ngi koy respecté ndax ñun liñ leen wax ñoo ngi koy def parce que loolu lépp dafa bokk ci xeex boo koy def doo bàyyi xeex boo koy def da ngay jàpp te doo bàyyi donc ñun force de défense et de sécurité yi muy police muy gendarmerie muy armée boobu lañ bëgg taxawee foofu la ñuy taxawee sensibilisation xëy na dóor yi nit ñi dañ koy wax mais dóor yi fajul dara donc ku xamul da nga koy xamal ña nga war a waxal nga waxal ne sénégalais bu la rusee rek dina am benn kersa goo xam ne dana ko am te à chaque fois du bëgg nga koy wax donc foofu lañ jaare chaque fois ñuy jiital sensibilisation di waxanteeg population bi.